alarba fukki fan ak ñaar ci bar laatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës dem ngeek dikk bi ñi nga xam te ne bi ñoo si daal di yëngu daal di fëtalaat li nga xam ne moo di seen mer ginnaaw ñetti weer yoo xam te ne bi amoon na xaatimoo ginnaaw grève bi nga xam ne nekk woon nañu ko nag li nga xam ne dégg woon nañu ko ak kilifa yu doxalin wi nekk na jafe-jafe ba léegi chauffeur yi ko wax waral nag ñuy artu ne bu fekkee ne saafara wuñu yu ni mel ak jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy dund dinañu daal di bankat seen loxo CNRA mi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm si wàllum tasum xibaar yi nag moom it daan nay am aw doxalin wu yees woo xam ne fasal na ko jëm si li nga xam ne moo di rajo communautaire yi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk si gox yu feccanti koy ci réewum Sénégal si doxalin ginnaaw bi nga xam ne ñoom sàkk nañu ñu gën leen taxawu si aw doxalin woo xam te ni bi bëgg nañu ñu gis seen bopp ñoom it seen ëpp liggéey gëstu bis bi ñuy daal di amal àllarba ji jot si gox yi dinañu daal di wutali fi nga xam ne moo di diwaanu Mbuur coose daanaka sax tur ya daa taqaloo ba di fësal li nga xam ne moo di yàgg nga fa gox boobee yàgg di coose gi nga xamante ne bii la fa ëpp di Mandeng ñoo fa daal di dëkk bokk si gox yi ñu njëkk a sanc si diwaanu Mbuur nañ ci ànd ak Mountaga Kane si gëstu mbokk yi lii mooy li gën a fas si biir jotaayu xibaar nees gis ñu def si faram fàcc. Souleymane Diaw la doon wuyoo doomu Sénégal bu ñu daal di faat sa Port-Gentil sa diwaanu Gabon di ñaareelu doomu Sénégal yoo xam ne faat nañu ko diggante ñaari weer képp moom mi nag altine ji la ñu daal di jël bakkanam daal di dolleeku si li nga xam ne moo di limub bu doy waar bi nga xam te ne bi doomi Sénégal ñu ngi koy dund foofee ak li nga xam ne moo fi am si ñàkk kaaraange waral nag ñoom ñu yëkkati seen i kàddu di sàkk ñu gën leen bàyyi xel si wàllum kaaraange gi ak lépp loo xam ne mën naa jur yee foofu ci diwaan ba Daouda Thiam ñu teewle ay kàddoom si jokkoom ak i rajo. dama doon ñëw di expliquer souvent ray yi ñuy ray fii ressortissants sénégalais yi vraiment dafay metti trop souvent ngay sentir à chaque fois c'est sénégalais yi rek la ñuy ray enquêtes yi souvent da ngay wax du mujj fenn enquêtes yi du aboutir souvent ak enquête bi dina aboutir mais punition bañ cey soxla ñun du ca am dañuy jël waa ji tëj nañ ko souvent sax ka rayoon génn na day metti trop te amuñu assistance aussi loolu lu ñu gën a metti nag mooy loolu la parce que bu nu rayee du ñu gis ambassadeur du ñu gis benn autorité sénégalaise boo taxam ne day ñëw taxawunu ñun ñi ñu xam ne au moins ñun am nañu dëgër laay waaw loolu daal lu ñu metti la ci lii xew fii parce que ñun sénégalais yi vraiment booy seet ñun rek la ñuy rey bu doo fi dégg mëtr beneen nationalité que sénégalais léegi rey nañ ko ci boutigam rey nañ ko ci palaasu liggéey kaayam bu yàggee nag dana gën a grave. askan wu nekk si ñàkk kaaraange si gox yi nga xam te ne bii ñëw toolub xare bi nga xam ne daan nay tàkkaat nag si diwaanu Casamance ginnaaw bi nga xam ne tàkk der yi songaat nañu ñi nga xam ne ñoo di waa MFDC ñi nga xam ne ñoo sàmm ak yelleef doomi aadama di waarado am njàqare si yenn askan yi nga xam ne mën na am njeexital yu métti si seen dund waral nag ñuy woo ak jàmm ak waxtaan woo xam ne bu fekkee ne mën naa nekk ngir ñu daal di dellu siwaat si li nga xam ne moo di ak daal sa diwaan ba ñu teewul ci secrétaire général bu RADDHO Salif Diouf si jokkoom ak Sadikh Diouf si jokkoom ak ki nga xam ne moo di Antoine Diouf i rajo. waaw situation bi daal xaw nañu jaaxal ndax tiit nañ si lool bi ñu gisee ne armée riposte na parce que riposte lañ ko mën a wax ñoom attaqué woon nañu leen taa yële jàpp si ñoom juróom-ñaar rey ci ñeenti soldat alors gis tamit Salif Sadio génn daal di ne moom moo leen jàpp wax ba ñu ne dañ leen di libéré ñu def boobu benn show boo xam ne ni xaaroon nañu tamit armée bi riposte armée nag ripostam bi xaw na dëgër ndax bombardement yi daar na ba nga xam ne gis nañu ay population ay dëkk jóge Casamance surtout Fogni bi daw di dem Gambie di fay làqu ji et puis daw làqu moom fu mu am rek situation humanitaire day xaw a catastrophique ndax day indi mouvement de masse alors droit de l'homme yi dañuy koy jalgati ak yelleef doomu aadama am ñi si rey soo xam ne seen yoon nekku si am na ñu si gaañu yooyu yëpp dafay nekk ay li ñuy wax effets collatéraux yoo xam ne seen yoon nekku si xeex bi sax waaye danañ leen affecté loolu day jalgati ak yelleefu doomu aadama wante ci beneen boor bi des nañu ne guerre bi yàgg goo xam ne 40 ans day am yeneen yu ci rax yoo xam ne bokkul sax ak affaire u Casamance ak ay indépendance ndax économie de guerre lañ koy wax ay trafic de bois ndax loolu ay milliards de dollars lay indi bois bi dafa nekk maanaam bant bi dafa nekk loo xam ne day indi économie boo xam ne
informel la boo xam ne nag ñu ngi si diggante Casamance ak Gambie donc dañ ko xoolaat bu baax. mu nekkoon Sadikh Niass secrétaire général bu RADDHO si jokkoom ak iRadio ñu daal di jëgmal si li nga xam ne moom lañ doon juñ si boppu xibaar yi ak li nga xam ne moo jëm si dem geeg di ginnaaw ñetti weer yoo xamante ni bii dellusiwaat nañu nag doon ko fàttali ko si grève bu métti bi nga xam ne dawalkat yi génne nañu si ak ba déggoo boo xam ne doxoon na seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi si xaatimo loole nag dafa mel ni doxalin boobu ba léegi ñoom dawalkat yi nee nañu gisaguñ ko ndax ñu ngay wéy di leen sonal si tali bi seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi te it si wàllum kayit ba léegi jafe-jafe yaa ngi yooyu waral nag ñu yëkkatiwaat seen kàddu di artu gësub Mamadou Sy. gaaru Petersen Serigne Ndiaga Diop moom ab chauffeur la waaye tey jii day toppatoo njaayum ticket yi ngir Ndiaga Ndiaye yu bëgg a yeb ay client gannaaw ñetti weer yi nga xam ni transporteurs yi jotoon nañ fi banque seeni yoxoo ci jamono ji mu jàpp ni dara soppeekuwul ci lu ñu doon sàkku ngir firndeel lu muy wax moom ak ay collègue am ñu ngi yor ci seeni loxo ay fiche d'immobilisation ak ay attestation saa yoo xëyee nii jant baa ngi so bu ñu wàccee day mel ni mar détaillé ma subaa naag tey la montage yi gën a bari clients yi fii li ñuy taxaw du ñam du leen yóbbu ndax du ñemee del si ndax da nga yebu voyage doo ko yóbbu touriste mine lañ fa nekkoon jógu fa ñoom lan leen waxoon ne moom lañ ca def defuñu ko am na ci place yoo xam ne dañ doon aaye woon ñu defa contrôler oto attestation bi gis nii pompier lan jàppee oto bi attesté ko hors itinéraire. Ousseynou moom chauffeur bus Tata la moom nag jàpp ni mbir mi xaw naa soppeeku donte sax lu muy naqarlu moo di nu ñuy liggéeyee ci jamono ji mu jàpp ni lu métti la. non police moom soppeeku na moom mais liggéey bi moom ba léegi yaa quelque chose soppeeku. dañuy xëy 5 heures du matin wàcc ay 19 heures. parce que état bi ba léegi jàppale wuñ ci dara. boo liggéey nga fay boo liggéeyul duñ la fay. ñoom ñooñee ñu ngi xamle ni dinañu dem grève bu nguur gi deful dara grève boobu sax boo moywul mooy gën a métti. grève bu gën a garaaw boobu sax moom la ñuy def noonu amuñu lu may ay syndicat noonu chauffeur si nooy def suñu doléance ni leen mënatunoo dem syndicat yi jooy leen ko ñu jël loola yóbbu ci gouvernement bi daa mel ni kuy grève moom dalaa faalewul. nguur gi dafa war a fexe ba li mu diggoon transporteur yi mu mun ko jëfee ci gis-gis Serigne Ndiaga Diop. gouvernement bi li mu diggante woon noonu na ko def mooy wàññi njàpp mi ay contrôle kenn sañu ko bañ mais contrôle boo xëy ni sa waaj transport en commun rek la jëm ak paaluur ñi yëf police yi ak gendarme yi ñooñu dañoo am kilifa nañu wax ak ñoom. gannaaw ñetti weer yi nga xam ni transporteurs yi jotoon nañu lever seen mot d'ordre de grève ci jamono ji nag accord yi nga xam ni xaatimoon nañ ko ak nguur gi ñenn ci ñoom jàpp ni jëfewuñu ko moo waral ñoom ñi lee ñu ne mën nañu demaat ci grève ngir rek ñu mën a am saafara ci seeni jafe-jafe. Mamadou Sy ñeneen ñoo xamante ne bii ñu ngi sipp grève tey te di wéy ne di xuppe ne dinañu wéyal seen plan d'action yi di jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk si kuréel ko syndicat bu jàngale mi nga xam ne ñoo tënk ko jàngalekat yi enseignement professionnel ak technique daan nañuy xëy nag si gox yu feccandiko wutali si nga xam ne moo di jam ñaajo daal di sàmm makkaano jëwriñ ji nga xam ne si moom la ñu aju ngir fësal ko seen naqar te it ñu sàmmonteeg li nga xam ne digg woon nañ ko ak ñoom Daouda Camara moom moo yor seen kaddu ñu teewlu ay kaddu moom Dabo Camara si micro Babacar Seck. tey jii nag naqar bu rëy moo ñu fi indi parce que télé boo taal rajo boo taal ñu naan gëm nañ ne avenir u Sénégal formation professionnelle la mais loolu wax kese la lu tax wax kese la faalewuñu joxuñu cër joxuñu orma rawati nag ñu tagal ñu koo xamante ne nii nee na yoo yaay ministre la ndax am na ministre yoo xam ne ñu ngi liggéey am na ministre yoo xam ne ñu ngi def semblant di liggéey mais moom mënul def sax semblant de travailler muy kan muy Dame Diop même semblant de travailler mënu ko soxlawuñu lu dul benn enseignement technique bëri na ay problèmes yoo xamante ni ay problèmes yu spécifique la maanaam ci enseignement technique da nga koy trouver tey suñu waxee carte professionnelle waa enseignement général suñuy nawle lañ amuñu benn xeex bu ñuy xeex ak ñoom mais seen ministre lijjanti na ba ñoom ñu mën a am seen carte professionnelle mais ñun mënut a am suñu nee formation diplômante pour ñu permettre la nga am diplôme buy tax ngay def nekk fonctionnaire ñun mënut a am ci enseignement technique ngay gis soo demee CFP de Kaolack muy cas bu jërë cité benn jigéen boo xam ne prof gestion la dafa jàng ba jàngal benn élève ba kooku ñëw nekk fonctionnaire moom ñu ne ko nekkoo fonctionnaire moom kenn mënut a toog ak moom parce que da ngay demander nga ne dama soxla audience le minimum mooy mu répondre la ne la man kat aw ma jot wala temps yi dinaa la kii mais day noppi un silence méprisant du la faale du la fulaal loolu lay def
ñun fa mu nekk nii fu ñu fas yéenee yegg xamuñu ko li ñu xam mooy du ñu arrêté su dul ni dafa toog ak ñun lijjanti suñuy problème parce que am na problème yu gën a jafee lijjanti yoo xam ne xaalis lay laajte aujourd'hui ñun demandé wuñu loolu loo xamante ne nii la dans l'avenir la foog moom jaralu ko mu toog wut ay solution ñun tamit jaral nañu ñu nekk ci mbedd mi di xeexante. ñu daal di des foofu si diwaanu Diamniadio wax lu jëm si wàllum wér-gu-yaram ak lël bu yaatu bi nga xamante ni bii den Afrique daanaka ñëpp dañu nañu foofe nag ngir daal di xeralu si li nga xam ne moo taxawu askan wi si wàllum wér-gu-yaram mel ni CMU di couverture maladie universelle nekk na loo xam ne royukaay la doon si den Afrique yëpp ñu koy jàngi fii si réewum Sénégal fës na seen ndaje la nga xam ne dañ ciy dellusiwaat ak Babacar Seck. ci jéego yu am solo yu mu def ci wàllu couverture maladie universelle tax na réewu Sénégal dalal ci diiru ñaari fan conférence internationale sur la mutualité li génn ci waxtaan yi njëkk moo di ne natt ngir mën a faju lu mënta ñàkk la ci jamono ji ñu nekk. ci li ñu tënk nee nañu dinañu gën a dooleel maanaam agence couverture maladie universelle ci lu jëmee ni assurance maladie d'une façon générale assurance maladie publique wax nañ ni aussi dañuy jàppale mutuelle de santé yi pour ñu am professionnalisation ñu fexe ba aussi ñu am ay tâches yi ñu leen di délégué du point de vue administratif de la gestion ñu fexe mutuelle yi gën a am doole gën a mën a jàppale à la base loolu nag ñaari discours yooyu soo ko jëlee mun nañu wax ni ci Sénégal moom loolu opportunité la parce que ay xalaat ay discussions yu ñu doon def fii su fekkente ni ñi gën a am xam-xam ci mutualité ci assurance maladie teew nañu wax ñu gis ni seen wax mu ngi méngoo mun nañ jàpp ni ñu ngi ci yoon bu baax. tolluwaay couverture maladie ci réewu Afrique yi dafa wuute waaye li ci am solo moo nit ñi ñu ngi wéy di ci bokk rawatina ñi nga xam ni seen doole bëriwul. secteur informel daf fay bëri daa ngi secteur informel ak rural maanaam da di économie bu ñu organisé wul te boo ko organisé wul li mën a am ci yenn réew yi nga xam ne am nañ coopérative am nañu yeneen xeeti organisation amu fi. donc il faut ñu ànd ak éducation maanaam di yéen nit ñi di leen xelal ba ñoom ñu dugg ci mbirub assurance bi te bokk ci te loolu bu xesee taxaw yaakaar nañ ni fi ñu bëgg a yegg dinañ fa yegg ak jàmm te askan wi yëpp dina gis njëriñ li solidarité bi dina mën a gën a organiser wu ak état bi ci jàpp mais aussi au niveau des communautés ñu jàpp ci. conférence internationale de la mutualité bi. lu ëpp téeméeri nit bokk nañ ci jaarale ko ci l'internet bi ginnaaw ñaari fan yi dinañ génn ab document buy joxe ay tegtal ni naka la couverture maladie universelle mën a lawe ci Afrique yëpp. jaajëfal ko Babacar Seck ñu wax lu jëm si wàllum liggéeykat yi nga xam ne dañuy def ab liggéey ngir nekkin suñu gën a ñoŋ ñi ñu duppee ay travailleurs social ñoom nag bis bi nga xam ne moom lañ leen jagleel daan nañ koy daal di dundalin woo xamante ne bi dañu daal di dellusiwaat si li nga xam ne moo di jafe-jafe ñuy am seen liggéey ñàkk gi ñeen ñàkk jox ci rek war moo goo xam ne jàpp nañu ne war nañ ko mën a joyanti ndax li ñuy liggéey njëriñu askan wi yëpp la seen i kàddu ak Aminata Diouf mi àndoon ak Augustin Mandang def si gëstu. kuréelu liggéeyukat yi ñuy woowee travailleurs sociaux maanaam ñi jàppale askan wi jëmmalaat nañ tey seen journée bi ñu leen jagleel ci seeni biir bés bi doon occasion ci ñoom ñu fësalaat seeni ñaxtu bokk na ci ni ñi leen di fayee. nit ak ni mu sensibiliser ña koy liggéey laaj na gëdd bu ñu leen war a jox te profession travailleurs sociaux yi def na 10 ans ñu am corps d'accueil mënuñ fexe ba am salaire bu normal ay collègues yoo xam ne dañoo nekkoon di liggéey ci beneen sphère dañuy ñëw def diplôme de travail social bu ñu leen reclasser travailleur social ñu dagg leen 80 000 wala 100 000 francs naka ngay jàngee avancé ci grade ba pare di dellu gannaaw ci payoor ba ci travailleurs sociaux yi rek la am importance. ñeenteeli point ba nekk wàllu bërëbu liggéeykaay yi bés boo leen jugoon fii dem ne yéen a ngi seeti travailleurs sociaux yi ci bërëb la ñuy liggéeyee boo demee hôpital ñoom la ñuy mujj a jox bureau. nañ ñu defal régime indemnitaire boo xam ne le corps des travailleurs sociaux va être dans des conditions ñu nekk ci ay conditions yu normales ñaar. kumba am ndey ak kumba amul ndey bi ci biir entreprise yi tax ba tey ñenn ci ñoom mënuñoo am xëy di doon lu ñuy naxarlu. ñuy naataangoo yi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee des éducateurs spécialisés am na ci ñu génn depuis 15 ans recruté wuñu leen fukki at ak juróom kenn recruté wu leen ñenn ñi jot nañ am liggéey ci privé bi ñeneen ñi amuñ liggéey ba tey ñoo nga doon def doxu toogaayu ñaxtu ci suba si fële ne ca direction éducation surveillance et protection sociale ñu di leen di fàttali ne ñu ngi leen di soutenir di wax ne ñoo ma ànd ñoo bokk benn xeex bi. ñàkk leen a jox gëdd ci seen liggéey tamit bokk ci li ni mel.
au lieu ñu recruter professionnel bi nga xam ne moom lañ formé mu mën a jëflanteeg nit ñi te du yàq seen dund du leen gaañ du fooyatandoo seen vie privée dañuy jël koo xam ne neexul patron bi wala koo xam ne bugguñu koo gis ci service bi ñu ne ko yow de yaay assistant social wala yow yaay maire social wala yaay assistant social bi bu ko defee ñooñu nekk ci bricolage loolu bokk na ci li ñuy xeex ba taxoon ñu ne dinañ ko souligner. Sénégal on parle beaucoup de politique sociale li ñuy wax wàllu politique sociale dafa bëri mais ana travailleurs sociaux yi nga xam ne ca bañ koy nas bañ koy jëf ak bañ koy xayma ñoo fa war a teew pour jëflanteeg population yi jëflanteeg collectivité territoriale yi jëflanteeg autorité ba lépp jaar yoon foofee dañu ñàkk am budget bu am solo ak lim bu doy ci service yu wute yi ci wàllum action sociale di ay jafe-jafe yu liggéeykat yi fësal ñoom ñii di sàkku taxawaay bu gën ba ñu mën a amal seen liggéey ni mu waree. jaajëfal ko Ami Diouf manque ñu ci bopp xibaar yi CNRA daal di def nag ab tolluwaay bu yees maanaam kay déchargé jagleel ko ñi nga xamante ni bi ñoo di rajo communautaire yi di ñi nekk si gox yeeg gox-goxaan yor seen i rajo ngir ni nga xamante ni bi moo jëm si ñoom ni ñoo liggéey ngir mën a amam koppar waaye tamit si li nga xam ne moo war a tënk seen liggéey ñoom it dikk nañ ci gaaral yeeg jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko seen liggéey loolee si ndaje li nga xam ne daan nay fës si li nga xam ne moo di tolluwaay yu yees yi ñu ànd seeg Mamadou Dieng ak Moussa Fall. Conseil national de régulation de l'audiovisuel jébbal mbootaay gi boot rajo communautaire yi ab cahier de charge bu yees URAC doon ko waxtaanee ak experts yi ñoom ñi bokk ci mbootaay gi ñu ne li ñu bëgg mooy ñu gën leen bàyyi xel ci wàllum publicité. xam nga publicité bi dama jàpp rek incompréhension parce que tey soo amee ki nga xam ne day jaay engrais dama doon exemple noonu rek engrais ku ko wax sa xel dem ci mbay. est-ce que publicité boobu rajo communautaire boobu war ko jël war na ko jël parce que publicité boobu ña nga xam ne ñooy cible am ñu jot ko rajo communautaire ñoo ne ci cible foofu Sénégalais yi nañ leen yemale ci wàllu jotiinu information ci wàllu doxalin soo ko defee ñun ñëpp ñu engagé wu ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg ñun ñëpp muy li suqali Sénégal. rajo communautaire yi ay jafe-jafe yu mag la ñu nekkee jëm ci wàllum koom te faaw ñu dund. cahier de charge bi fi woon moo fi jiitu sax rajo yi URAC ne ci bu yees bi lu ñu bëgg mooy jox yile rajo xar kanam bu yees. URAC bu mu juddoo ba léegi la nga xam ne mooy yiteem guddi ak bëccëg mooy rajo communautaire Sénégal yi nekk des rajo de référence ci Afrique te loolu pour mu am il faut d'abord ñu régler ko sur le plan juridique mais ok régler ko sur le plan économique loolu mooy. ci beneen wàll mbootaay gi di ñaawlu yenn ci ay fréquence yu ñuy jébbal ay nitu politique te jëfandikoo wuñu ko lu dul ci propagande. Nous tenons à ce que les radios communautaires membres de l'URAC jouent un rôle de développement économique social de ce pays. Mais il y a des radios qui ont été des fréquences qu'on a données à des hommes politiques, à d'autres groupes d'influence qui ne font que de la propagande, qui n'est pas du tout la ligne tracée par. rajo communautaire yi ëpp nañu ñaar téeméer ci Sénégal URAC moom boot ci téeméer ak fanweer ak ñaar seen bëbët mooy di tàggat joxe xibaar bu wér naka noonu soob seen yoxo ci luy dooleel dal gi ci réew mi. jaajëfal ko Mamadou Dieng si wàllum tàggat yaram gën na see fas si bal bi nga xamante ni bi jongante yi jeex na fi nga xamante ni bi moo di Sénégal di conférence Zahra waaye nag fas na si it ñi doon teewal Sénégal ci jongante boobu di dikk daan nañuy toog ginnaaw jongante bi nga xam ne ñàkk nañ ko seen diggante démb ak ay Salé di ñi nga xam ne ñoo bawoo sa Maroc. Parfait adjuvant mi nga xam ne mooy tàggat étudiants yi nag moom mbetteel la am ak njàqare yaakaar ne équipe am bi mën nañoo def ay jaloore si jongante yi ba jàll si li nga xam ne moo di warngal yu mujj yi kàddu yi mbetteel ñu teewlu ko ak Sekou Seydi ak Serigne Saliou Dem. satisfaction su ma ko waxee nag damay nax am naa satisfaction si mitigé quand même si yenn jour am naa satisfaction yenn jours yi am naa peut-être 50% am na yenn jours yi aw ma ci benn satisfaction su ma jëlee Ali quand même wane na quand même c'est un grand jour Shadrack Ba. C'est normal parce que muy doon concurrence Adama moo ko gën a miin équipe bi mu ngi joué compé mu ngi doon entraîné Jordan moom moo joxul satisfaction quand même parce que bof comportement am gis ngeen ko compétiteur la nangul toog ci banc bi te yooyu xam nga yooyu souvent doo ko xam si joueurs yi mais jàngat la quand même jàngat la moo taxit leen li ñu ciy gën a retenir mooy jàng nañ bu ñu bëggee kii lu may conseil beneen équipe sénégalaise bu nar a qualifié
boo naree jël ay jours je préfère nga jël ay jours yoo xam ne nga uti moyen nga xam ne di nga leen mën a jël au moins ñu def 5 mois ci yow avant compétition bi nga xam ne compétition ne di nga leen xam carrément di nga mën liggéey ak ñoom mais ñu ñëw 4 jours avant compétition bi dafa xaw a métti fooy gën a songer mooy organisation offensive bi défensive bi bof après di nga yaakaar dina ñëw mais tamit en kii bi tremplin bi quand même moi je pense que balle bi tamit daf ci joué joueurs yi lañ ñu koy wane si 200 quelques kii joueurs ku si nekk day bëgg a wane boppam même sama joueurs locaux yi sax gis ngeen ni ñu doon wane des fois ñu génn carrément si collectif yi def yooyu ça se comprend quoi parce que ku nekk da ngay bëgg a wane sa valeur daal. ah moi yaakaar naa ma je pense que boo daanoo loolu lay servir ay yenn contre performance comme ñu yaakaaroon dem boo ci kii foog ñu jàngat mooy am nañ suñu acquis mais am nañ suñu lacune tamit ñu gën a liggéey xam na ne lépp liggéey ñee amuñu dara lu leen envier ay yenn détails nag loolu moo ci am compétition loolu moo am solo ci compétition boo jógee mooy nga jàngat enseignement yi nga xam ne dala wane nag warootoo li la dese bëri na bàkkub gëstu bi ñu jagleel gox yi diwaanu Mbour la ñuy wëtali gox bi nga xam ne moo di Coose di gox boo xam ne yàgg na lool ci diwaanu Mbour dem ba sax aw turam bëgg a jaxasoog turub dëkk ba Mbour Coose foofe nag ñi nga xam ne ñoo di mandang yi daanaka ñoo fa daal di ëpp bokk na sax ñi nga xam ne ñoo ko daal di sanc waaye nag day daal di dara jaale li nga xam ne moo di aada ak cosaan ñu fay sàmm li nga xam te ne bi moo di lépp lu ñu da baaxoon defee bàyyiwuñ ci lenn ba ci jàppalante ga fës na fa lool ci diwaanu Coose gëstu bu ñu ànd seek Muntaga Kan ci ngoon gile délégué de quartier bi woo na kilifa yu bari ñu daal dee dikk uyisi ko ni le alba kayroki sukononkolle dimbalɓe jemolɓe quartier Coose Est nag li tax mu tudd Coose mooy li ëpp si ñu fi yeewoo ay soose lañu bi ñu seen maam yi bi ñu dikkee jóge gaabu dañoo dëkk ci ay concession ku ne dëkk ak i mbokkam. Le quartier Coose Est fait partie des premiers quartiers de Mbour. Là, c'est bien avant les indépendances. Bon, pourquoi Coose? Parce que c'était habité par les Socé. quartier Coose Est bokk na ci quartier yi jëkk fii ci Mbour laata réew mi di moom boppam andi tur bi nag moo di li ëpp ci ñi dëkk ñi yeewoo ci quartier bi ay Socé lañu bi ñu agsee ñi taxawal quartier bi ñu agsee file booloo lañu dikkee ñu bawoo gaabu kër yi bare nañu fi woon lool njabootu Daabo Camara Sadio Dafe Sagna Bijin ku ne dëkk ki mbokkam di def ko ay kër yu mag yu ëmboon ñëpp. La famille des Camara, la famille des Sagnang, des Dafe, voilà. C'est pourquoi vous avez vu ici presque le quartier, vous avez ces grandes maisons-là, c'est des concessions mandeng. quartier bile ay ñu màgg ñoo fi daan yeewoo mën nañ ci lim Sëriñ Saaliwu Mbàkke. Kër Sëñ Saaliwu Mbàkke fii la këram nekk ci Mbour muy Coose Est délégué de quartier yi jëkk a nekk fii tamit waa Sayer Gueye moo jëkk a nekk fii délégué de quartier Coose vieux Morane Sall aussi fii la nekkoon Socé Fall aussi dëkkoon na fi déedéet ñooñu ay kii lañu du woon waaw du woon ay délégué de quartier mais ay chef de canton la ñu woon ñooñu du ñu woon ay délégué de quartier mais ay chef de canton la ñu waaw fii lañu dëkkoon si Coose gi lañu dëkk ay boobu affaire yi ceddo yeeg buur yooyu ñu ngi commencé di dañ ndànk-ndànk mais ñoom ñoo ko dese woon fii mais pour délégué de quartier yi Sayer Gueye moo jëkkoon a nekk délégué de quartier mooy papi Ibou Gueye Sayer moo tax ñu naan Ibou Gueye Sayer waaw do léegi moom it nekk délégué de quartier yore quartier bi moom it tamit bi mu fi jógee Fili Daabo tamit nekk délégué de quartier dëkk fii Daabo Kounda après Fili Daabo Ablaye Sadio man may doog a ñëw. ñi dëkk ci quartier bi le ñu ngi def seen kéem kàttan ngir wëyal mbaax déggoo ak rafetal diggante yi nga xamante ni moom la ñu donnee ci seeni maam. kër gi ma toog fii ma toog ak fi ñu jàkkaaroog fi ñu wër yëpp kenn du ci def loo xam ne ñun ñi yëguñu ko lu ci waaye def dañ ko yëgal sama surtout moom mi chef de quartier bi maa ko mag waaye lu ñuy def dañ ko koy wax lu keneen def kër yëpp dañ ciy d'accord naa nangam xew na ñu dem toog fa surtout fii ma janool ñu dem toog fa bel wol tax ñu ñibbi amante jàmm ak suñuy doom di leen nettali it li fi mag ñi defoon nga wax naa la ko ne la kii toog jàkkaaroog man maamam yoroon fi moom it noonu la ma yëgee
yëg keneen kii itam may magam mu yëg ma respecté ma bi may am xaw ma ñaataat boobu la ñu door a commencé lotissement di la si dëkk bi te boobu kër yëpp dañoo dendoon jàkkaarloo dend xale yëpp doon benn. ci wàllu tàggat yaram quartier bi bëri na ay équipe yu mag mën nañ ci lim Mbour Petite Côte. Chose Est, c'est le quartier qui est mieux loti, qui est bien sportivement. Coose quartier la bi nga xam ne desul gannaaw benn yoon ci wàllu tàggat yaram moo ëpp ay équipe yu yàgg te mag fii ci biir Mbour mën naa joxe misaal ASC Manko ASC Jàppo bi jóge ci Xandaalu ak ASC Guney Tey bi génn ci Manko. Mbour Petite Côte menn mi fii la nekk ci quartier bile te ku ne xam na ne équipe bile équipe bu commune bi yëpp la mbaa sax ma ne équipe bu Sénégal yëpp équipe buy dem ba bitim réew di def ay jongante mu nekk sac bu rëy pour waa Mbour yëpp. Du pays, voilà, international. Je pense qu'ils ont même fait des compétitions internationales. Donc c'est une fierté. ci quartier Coose Est ci la jullekaay bi mag bi nekk ñuy boole li nga xamante ni mooy culture muy caada rawat na lu aju ci aaday soose yi nga xam ne nawet bu nekk dañu koy màggal fi ci Mbour ñu dëppale ko ci dëppalin bu rafet ak jaamu yàlla bu ànd ak teewlu. jaajëfal ko Mountaga Kane ci gëstu bu am solo boobee foofu si diwaanu Coose sa Mbour la ñuy daal di ndar képpe jotaay bi la xibaar jaajëfal leen ci teewlu bi benn jotaayu xibaar 19h45 la doon ak Adama Anouchka Ba la total di wéyandi nekkis ak Cheikh Hassana Fall xibaar yi it di wéyandi ci www.emedia.sn jërë ngeen jëf.